tudd Cheikh Amadou Bamba Fall nekk président mouvement village du migrant. Village du migrant, c'est une structure sociale boo xam ne il a pour mission de lutter contre l'immigration irrégulière maanaam l'immigration clandestine. ñu ngi ko créé en fin 2019 di liggéey ngir mën a fànq lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum immigration clandestine. waaw li ñu poussé mooy dañoo remarqué depuis des décennies des milliers et des milliers de jeunes ay xale moo xam jigéen ndaw mag ak góor dañoo nekk di faatu ci li nga xam ne ñooy géej gi te mu jëm ci li nga xam ne moom mooy immigration clandestine. bi loolu amee étant des jeunes étant aussi des êtres humains yoo xam ne on n'est pas là pour être des spectateurs mais on va être des acteurs yoo xam ne dañuy stopper li nga xam ne mooy ce fléau suicidaire moo tax ñu lancé li nga xam ne moom mooy village du migrant. waaw mouvement bi moom da di mouvement boo xam ne ay jeunes ñoo ko constitué voilà mais je suis avec des gens très professionnels am benn coordonnateur muy président muy man am suñu secrétaire général on a aussi des chargés de projet ñoo xam ne ñooy bind projet yi on a équipe boo xam ne aussi ñoo chargé de tout ce qui est multimédia et communication on a ici une commission de charge boo xam ne ñooy dem di waxtaan ak parents yi nga xam ne xëy na seen doom dañoo des ci géej gi ngir di leen consoler di leen soulager di leen jàppale mais aussi ñoo nga xam ne ñu mën a jàppale di waxtaan ak mag ñi ngir ñu mën a téye seeni doom ci li nga xam ne moom mooy ci dëkk bi bañ ñu daal di dugg ci loolu nga xam ne mooy immigration clandestine. cause de immigration clandestine ou bien immigration irrégulière mën naa ko scinder en deux phases mooy deux pôles phares. benn bi mën nañ ni y a une cause politico-humanitaire mais aussi y a une cause socio-économique. boo déggee man la politico-humanitaire mooy lépp loo xam ne c'est rattaché à la famine c'est rattaché à la guerre c'est rattaché ak yenn yu mel noonu dana pousser ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk yi ñu mën a màngaan maanaam génn seen dëkk ngir mën a dem migrer ji ci beneen dëkk. donc loolu bokk na ci li nga xam ne ci cause yi la ñooñu nag bu ñu yeggee ci dëkk ba on va les appeler des réfugiés mais ba tey ay immigrants irréguliers la ñu. beneen cause bi mooy cause socio-économique mooy lan mooy cause la boo xam ne daa laal lépp loo xam ne ci wàllum dundin la wàllum nekkin maanaam xale bi nga xam ne mën naa nekk ci kër gi waaw di yeewu amul ci lu mu jàpp na ni moom ngir nga xam ne ngir mu tekki réussir dundam fenn rek la ko mën a jaar mooy mu génn dem bitim réew ngir am loo xam ne daf ko fay suturloo. bu ma nee social mooy la société parce que nit ki moo xam xale la góor la walla jigéen da ngay nekk ci kër boo nekkee ci kër xëy na sa waajur mën naa dëkk ak keneen koo xam ne moom la dendal kooku doomam nekk bitim réew mu lay wax ne kii kat doomam nekk bitim réew doomam mi ngi koy defal sàngam yow jom mën na laa jàpp ba nga arpente risques yi nga xam ne ñoo ci nekk ngir mën a génne bitim réew te fas yéene fa guerre sax bu doon sa bakkan daf ciy des. walla nga nekk ci gox ñi nga xam ne ñoo nekk ci koñ bi moo xam benn la walla ñaar say xarit dem tukki xëy na ñëw indi koom-koom moo xam ne tey jii mën naa maanaam fël sam xel nga jàpp ne yow jàpp nga ni boo fa demul ñoom fa ñu nekk doo mën a tekk. donc principalement maanaam ñàkk xëy ñàkk liggéey aussi chômage bi dafa waral li nga xam ne moo gën a accentuer nit ñi di jóge ci li nga xam ne moom mooy dëkk di dem fi nga xam ne mooy immigré ji. may fa taxul ci loolu di wax ne de passage l'immigration n'est pas mauvaise il faut le savoir mais li bon mooy immigration irrégulière maanaam boo déggee ñu naan la immigration mooy da ngay jóge ci espace dem ci beneen espace. donc immigrant irrégulier bi mooy ki nga xam ne
mooy déplacement bi mu koy def ko selon les chartes yi nga xam ne ak conditions yi ñu ko ci laaj. donc loolu lenn la ci li nga xam ne moom mooy cause principale bi nga xam ne moo waral nit ñi di jël seen bakkan di jaar ci géej gi jàpp ne bu ñu yeggee Europe en fait ñoom kat dañuy xaw a mel ni lu tekki dañ fa mën a liggéey ak yooyu fekk tel n'est pas le cas. on considère que fi ñuy bëgg a dem mirage la boo xam ne bu ñu amul maanaam assise tuuti sur le plan psychologique et psychosocial dinañ jàpp ne ñoom kat foofu rek lañ mën a tekkee ok tel n'est pas le cas. risques yi bokk na ci li nga xam ne bu dee de façon globale ci réew wala de façon individuelle. bu ma nee de façon globale mooy réew moo xam ne tey jii say ndaw ñu ngi fiy jóg di génn ci réew mi de façon illégale xëy na bu ñu demee ci géej gi mën faa des loolu mi ngi rajeunir sa population. donc loolu risque la yoo xam ne au fait am na ko ci. beneen risque bi mooy bu fekkee c'est individuel tout au long du trajet ki nga xam ne mi ngi waaj a départ di jël immigration moo xam gaal lay jël moo xam yoonu suuf la jël risque bi nga xam ne am na ko ak risque ci biir voyage bi ak risque bi nga xam ne yegg na mooy lan mooy mën na cee ñàkk bakkanam te bu ñàkkee bakkanam moom na xam ne lor na boppam ëllëg mu dundoon toog ngir mën a jariñ réewam jariñ askanam bëgg dem bitim réew loolu kat dal na ko ba finalement ñàkk na ci bakkanam. lor na it ki nga xam ne mooy waajuram ndax waajur doom dafa sacré ci moom. xëy na am na ñu naan certes xëy na waajur yi ñooy influencé yéen di doom yi loolu du cause boo xam ne dañ koy dàq mais it dara gënta neex nga jur sa doom mu màgg tekki sa wet. kon ñi nga xam ne moom mooy risque yi da cee bokk li nga xam ne mooy bu dee ci réew mi ndaw ñi réew mi dina ñàkk ay ndawam yoo xam ne tey bu ñu toogoon ci réew mi dinañ ko jariñ. bu fekkee sur le plan individuel mooy ñàkk gi nga xam ne yaa ngi ko ñàkk sa bakkan te mu leer ne yoon woowu ngay jël ak 80% wala 99% maanaam risque la ci yow nga mën faa des mën faa ñàkk sa bakkan. effectivement loolu thèse bu ñu mën a défendre la ndax ku ne xam na ni sunu sociologie maanaam réew actuellement au Sénégal ni mu demee ku ne xam na ni mooy sànq li may wax samay début propos dañoo dëkk boo xam ne y a toujours une pression successive boo xam ne et permanente boo xam ne day dal ki nga xam ne daa bëri jom te bëgg a tekki maanaam mën ngaa nekk ak sa waajur parce que ñun investigation yi ñu ci def xëy na ñenn ñi boo leen laajee dañ naan la mankat bi ma fii ñëw sama yaay moo jaay lalam moo jaay sàngam ak nàngam ngir jox ma paas ma ñëw kon donc loolu liñ ci mën a déggee mooy parents yi ñoom am nañ ci part de responsabilité parce que la responsabilité est partagée. part de responsabilité bi ñu ci am mooy ñoom tey seeni doom xëy na bëgg leen a teral wala di leen xoolee yenn bët yi ndax kat ni dina nekk ci kër amaana amul doole noonu ndi dend ak keneen koo xam ne doomam ma nga Europe mu koy defal leneen ak leneen parent ba bu gàttee xel dëgg danaan ko yow kat jéemal nga dem fii sa morom bi nekk comme ça nga mën maa teral ni nga ma war a terale. donc communauté bi tamit mooy li may wax rek mooy parent muy xarit muy leneen ak leneen y a beaucoup de facteurs influents yoo xam ne ñu ngi ci biir ba dinañ mën a tax xale bi moom li muy jàpp mooy ni génne dem bitim réew rek ngir mën a tekk fekk te loolu mirage la ci moom. il faut d'abord ñu xam ne immigration irrégulière pratique ko c'est pour satisfaire un désir illusoire maanaam da ngay jàpp ne yow sa honneur bi nga xam ne war nga ko laver wala yow pour nga tekki jàpp nga ne mënoo ko defee ci sam réew. loolu moo tax jeunes yu bari di jóg di dajale lu ñu toll ngir mën a génn dem fi nga xam ne moom mooy bitim réew waaye certes loolu benn thèse la mais beneen thèse bi ci am mooy tamit il faut ñu xam ne def seen bopp ne tukki taxul tekki. loolu moo tax au niveau du village du migrant ñu lancé woon un programme qui s'appelle toog mën nga cee tekki donc ngir influencer les jeunes ñu xam ne li nga xam ne moo nekk seen bopp ba ñu jàpp ne ñoom kat fekk demuñu bitim réew duñ ca tekki am nañ ci junni ci ñoom ñoo xam ne ñu ngi toog ci réew mi jàpp ci dara ngir mën a tekki fi nga xam ne mooy seen dëkk. il nous arrive des fois
ñu laaj parce que ñun ci suñuy activité dañuy liggéey ak immigré yi nekk à l'extérieur. Des fois nga laaj ci benn migrant irrégulier boo xam ne daf naan la carrément li ma dajale ci xaalis ba ñëw paas ko yegg si fii te fii moo nekk kat aw ma fi jàmm ñu ngi may dàqi ci mbedd mi laay fanaan sama njaboot xamuñ ci lu ma nekk bu ma xamoon 5 millions yooyu wala 3 millions yooyu ma def ngir dem ko ci gaal gi wala dem ci jaww ji de façon irrégulier su ma xamoon loolu kat damay toog ci dëkk ba ngir mën a liggéey tekki fa te somme boobu ma dépassé mënoon na ma ko permettre. Village du migrant, sa politique alternative mooy passé ci li nga xam ne mooy jóge ci parole dal ci acte. Parce que quoi qu'on puisse dire, l'immigration irrégulière, pour ñu lutter ak moom il faut impérativement ñu am benn politique structurelle boo xam ne dañ koy teg. Ñun au niveau du village dañoo jàpp ne au-delà de la sensibilisation, parce que ñun on sensibilise d'abord, parce que ça fait partie de notre mission mooy de sensibiliser les jeunes à travers des activités de terrain, maanaam dem ci bàjjenu gox yi, dem ci gox goxaan yi, dem ci ASC yi, dajale jeunes yi, dem ci mool yi, dem ci géej gi, taxaw def suñuy symposium, def suñuy forum organisé, woo ñi nga xam ne ñooy les personnes acteurs et concernés, dañu la sensibiliser. Loolu ce sont des actions de terrain. L'autre chose mooy on mène aussi des campagnes médiatiques. Actuellement fi may waxee ak yow nous avons 2 documentaires yoo xam ne ñu ngi koy waaj a tourné nañ ko ba ñu ngi koy waaj a diffuser incha allah te documentaires yi li ñu ci bëgg mooy ñu dissuader parce que rencontré nañ ñoo xam ne dem nañ ñëwaat xam nañ risques yi ñoom ñoo koy témoin. Rencontré nañ aussi ay parents yoo xam ne ñàkk nañ seen doom ci géej gi ñoom tamit ñoo koy témoin ngir mën a dissuader parent bi nga xam ne day motiver doomam ngir mu dem, ngir mën a dissuader xale bi nga xam ne aussi jàpp na ne moom kat dem bi daa yomb fekk te dem bi ak 80% risque la. L'autre chose, ça fait partie de notre mission, mooy mettre en place un mécanisme boo xam ne dina mën a permettre ki nga xam ne moom mooy xale bi, parce que aussi mënuñoo wax rek ne xale yi toog leen ci dëkk bi te jàppuñu ci dara. loolu moo tax ñun politique alternative bi ñu teg mooy on a ciblé les jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ngir mën leen a jox ay formations gratuites. À travers ces formations gratuites dinañ mën a am métier boo xam ne en fait ñoom dinañ ko mën a am ngir mën a toog ci dëkk bi daal di ciy tekki. Par exemple, au moment où je vous parle, on a des 50 jeunes yoo xam ne ils sont à Kër Massar actuellement ñu ngi formé wu gratuitement en bureautique, ñu ngi leen di former en maintenance, ñu ngi leen di former en informatique. te ñooñu xale yi nga xam ne en fait ñoom ñoo nekk foofu di formé wu bu ñu paree ñun on va tourner des alternatives yoo xam ne dina leen attester defal leen diplôme ba trouver tamit des partenariats ak yenn yi nga xam ne moo xam entreprise yi ngir mën a faciliter l'insertion des jeunes. Donc ñun alternative bi nga gis ne moo gën ci ñun te ñu jàpp ko mooy bu ñu waxee xale yi toog leen dañuy jéem a def seen bopp dara teg seen loxo dara ngir ñoom ñu mën a doxal seen bopp mën a tekki te toog ci réew mi. jàngat bi ma ci am mooy nit moom bu bëggee fekk atteindre objectif am du bàyyi parce que il faut ñu xam ne phénomène bi mi ngi juddu vers les années 2000 2007 2016 actuellement on est en 2020 tey jii bëri na ci ñoo xam ne li tax ñu jógaat parce que dañoo jàpp ne ak Covid 19 bi frontières yi nga xam ne maanaam tubaab bi doon nañ ko tëj dañoo mettre beaucoup de moyens sur les autres secteurs que sur garder les frontières moo tax xale yi ñoom tamit dañuy jàpp ne comme que loolu am na ñun nañu ci jógaale dem donc loolu benn cause la waaye ñu jàpp ne tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy nguur gi ak Covid 19 bi ni mu amee nii war nañu mettre en place mettre en place un mécanisme boo xam day faciliter l'emploi parce que ñu ngi ci benn phase de relance économique boobu il faut cibler les jeunes yi nga xam ne tey jii jàppoon nañ ñoom bu ñu demul bitim réew duñ ci tekki nga cibler leen dugal leen sur des secteurs yoo xam ne dañ ci mën a toog donc li gën a favoriser xale yi di dem en ce moment benn mooy jàpp nañ ne frontières yi voilà c'est libre kenn nekkatu fa pression ak rigueur bi nga xam ne en fait amoon na ci ñi nga xam ne
ñoom ñoo nekk ci frontières yi moo xam waa Frontex bi nga xam ne ñoo nekk au niveau de l'Europe Union européenne jàpp nañ ni loolu amatul loolu moo tax ñoom ñu mën cee jàpp ne voilà mën nañ ci dem. waaw dernier kàddu bi mooy ñu dénk ndaw ñi di leen xamal ne tukki taxul tekki di leen xamal ne wërsëg yàllaa koy bind di leen xamal ne dara gënul neex nga toog ci sam réew boo toogee ci sam réew liggéey jariñu tekk ci si kanam mbokk di xamalaale ne lu ci mel ni état yi ak institution yi ñu gën a maanaam wàññi durcissement bi nga xam ne teg nañ ko ci conditions yi nga xam ne ñoom la xale yi di demee ngir mën a accéder ci seeni réew lu ci mel ni visa yi nañ ko gën a yombal nañu gën a def une politique voilà peut-être de décentralisation ou bien d'assouplissement par rapport aux mesures yi nga xam ne au fait jël nañ ko ndax kat migrants yi kat bu ñuy dem te jàpp ne amuñu la bonne information day mel ni day des mooy waxaale tamit état na gën a mettre l'accent sur l'emploi des jeunes waxuma rek ci ay kàddu mais mu teg des mécanismes certes teg na fi DER teg na ci yeneen ak yeneen mais conditions yi nga xam ne moom la nit ñi di joxe soutien financement dur na dur boo xam ne xale yi dootu leen jaral ñu mën fa toog dañuy jàpp ne ñoom géej gi rek mooy seen warteef waaye may wax xale yi bu kenn jaay sa bakkan ndax la vie coûte trop cher nañu toog ci dëkk bi liggéey formé wu ak li ñu ma xam mooy suñuy bagage ngir mën a tekki toog ci suñu réew.